voilà jërëjëf mbokki internet yi nga xamante ni ñoo ñuy bàyyi xel fu ngeen mën a nekk moo xam ngeen ñuy bàyyi xel ci YouTube wala ngeen ñuy bàyyi xel ci li nga xamante ni moom moo di Facebook wala Twitter wala Instagram. tey nag ñu ngi ak seen numéro maanaam 6e numéro ci parole au chef de quartier. parole au chef de quartier nag mooy li nga xamante ni moom mooy di kaddu chef de quartier bi tey nag nañ leen ko waxee noonu lañ ko fas yéenee ànd ak yéen seen télévision Pikine TV danañ ko danañ dem ci bépp quartier boo xamante ni mi ngi ci département de Pikine rek incha allah fas yéene nañoo dem foofu ci quartier bi xoolal leen lan moo xew ci quartier bi waaye quartier bi nan la ñuy dundee moo xam ndax quartier bi am na assainissement wala quartier bi amul assainissement wala am na éclairage boo xamante ni nit ñi mun nañu dox seen soxla loolu yëpp parole au chef de quartier dana ci ñëw ànd ci ak ñun tey nag ñu ngi fii nekk fii nga xamante ni moom moo di Guinaw Rail Sud. Guinaw Rail Sud kenn ku ne xam na ni commune boo xamante ni la bu am solo la bu yaatu te ñu ngi koy nuyu bu baax a baax muy Abdoulaye Diop nekk ci bopp ba moo jiite commune bi moom Abdoulaye Diop ñu koy nuyu di nuyu mboolem chef de quartier boo xamante ni rek yaa ngi ci commune bi. tey nag ban commune la ñu seet si yaakaar naa commune bi kenn dootu ko présenté mu nekk commune bu am solo commune boo xamante ni bu populaire la macha allah muy commune boo xamante ni mi ngi nekk fii ci Guinaw Rail Sud ñu gën koo xam ci quartier Daaru Salaam. Daaru Rahman nag sant yàlla fa la ñu nekk tey nag ñu ngi toog ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di notable yi waaye toog ak chef de quartier bi macha allah tey nag ñu toog ak chef de quartier Ousmane Mbeng nag moom moo jiite li nga xamante ni moom moo di quartier bi macha allah dañuy ànd ak moom rek jox ko kàddu gi mu nuyoo ak mbokki téléspectateurs yi nga xamante ni ñooy seetaan seen télévision Pikine TV waaye tamit lëkkaloo ak mboolem li nga xamante ni moom mooy ay bànqaasam moo xam Pikine News moo xam pikinebiz.com ñoom ñëpp rek tey ñu lëkkaloo ak ñoom fas yéenee ànd ak ci seen émission parole au chef de quartier gannaaw bi ñu leen ndokkeel ñi nga xamante ni ñoom ñoo di notable yi nekk ci koñ bi dañuy daal di jox kaddu gi sunu papa mu nga xamante ni moom moo di président bi nekk chef de quartier bi nga xamante ni moom la ñu dalal tey papa ñu ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum ñu leen di sant di leen gërëm si ñëw bi nga xam ne ñëw ngeen Guinaw Rail nga xam ne wax dëgg yàlla télévision Pikine mu nekk télévision yi nga xam ne mooy les 100 voix ngeen fas yéene jëmmal li nga xam ne mooy li chef de quartier yi di def si seeni quartier fii ngeen ñëw nag mooy commune Guinaw Rail Sud nga xam ne 25 quartiers moo ko constitué quartier bi ngeen ñëw tey nag mooy quartier Daaru Manaan sant yàlla ñu gën ko xam si quartier Issa Mbeng nga xam ne ginnaaw yàlla tey nii man maay délégué de quartier bi nga xam ne man aussi tamit quartier bi ma fi nekkee maa ngi fi ñëw en 2018 lañ ma fi fal ndax góor gu baax guñ daan wax Papa Issa Mbeng moo fi nekkoon délégué de quartier yàlla weddi waa quartier bi nag ëlbatuku si seen baax ak si seen kóolute dénk ma li nga xam ne moom lañu paa boobu yoroon muy Papa Issa Mbeng moo waral tey ñu dem ba quartier bi mu nekk quartier boo xam ne tamit quartier de référence la bu peut-être nag ñu xuus tuuti rek si quartier bi. bu fekkee ne tamit da ngeen di continuer ay questions. ba tey ñu ne dégg ni xaar question yi. bu fekkee tamit da ngeen ñuy permettre ñu dem rek. aussi tamit ñu wax si li nga xam mooy cosaanu quartier bi. ak quartier bi nu mu tëddee. ak quartier bi tam lan moo nekk si biir quartier bi. waaw. balaa ñuy joxaat papa kaddu gi dañu koy bàyyiwaat ak kaddu gi mu présenté délégation bi nga xamante ni ñoom ñoo jot a teew ci jotaay bi ndax délégation bu mel nii baax na ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan fu ñu mën a nekk rek ci biir réew ak bitim réew baax na ñu xam ñan ñoo présenté ñan ñoo teew ci li nga xamante ni moom moo di jotaay bi kon papa tey ñu bàyyi la rek nga présenté li nga xamante ni mooy ñi jot a teew ci li nga xamante ni moom moo di jotaay bu ne mel. waaw jotaay bi. ñi fi teew dama koy commencé si suñu papa Sidi Mané mi toog di tey mu am fi ñaari casquette bu njëkk mooy dafa représenter la grande mosquée beneen bi tamit mu bokk si commission bi nga xam ne mooy commission des sages bi nga xam ne ñoo ŋànk quartier bi teg si aussi Moustapha Sanké mi nga xam ne aussi tamit mooy président moom tamit co-président si commission bi nga xam ne aussi tamit mooy commission bi nga xam ne mooy commission des sages nga xam ne 15 sages ñoo ko consulté kële toog aussi tamit di imam Moussa di doomu quartier bi di jeune aussi tamit nekk si quartier bi nekk imam aussi nekk aussi tamit si responsable jeunes yi nga xam ne ñoo nekk si quartier bi Ablaye Mbengue mais aussi tamit di sama doom
aussi tamit bokk si xale yi nga xam ne aussi tamit ñu ngi si quartier bi. Fane Mbengue moo toog na le aussi tamit di responsable des femmes dans le quartier mais aussi tamit nekk fi en tant que bàjjenu gox. kii toog ni aussi tamit mooy imam Diop. di ma wax ne mooy di imam si quartier bi. mais aussi tamit di deuxième imam au niveau de la grande mosquée de Guinaw Rail. donc mu nekk taxawaay bu am solo. kii di Marème Fall aussi tamit mu nekk non seulement mu ngi bokk si associé kiiwu femmes yi mais aussi moom moo yore protection des enfants. parce que ñun dañu am kuréel goo xam ne lépp lu jëm si aar xale yi dañu am ku xam ne dañ ko dénk moom mi nag di jigéen moom lañ ko dénk si biir quartier bi. Amadou Ndiaye aussi tamit di nekk koo xam ne man comme ni ñu ko présenté léegi mooy responsable des jeunes di doomu quartier bi aussi tamit di représenter aussi l'ASC Guinaw Rail. muy ASC Fognon bi nga xam ne moo nekk fii si quartier bi nga xam ne fii lañ ko cosaan bi fii lañ ko créé. beneen jeune boole aussi tamit jeune la boo xam ne tamit dafa nekk si quartier bi moom tamit volontaire la ñu nekk si jumaa ji di liggéey di jàppale nit ñi loolu daal moo nekkoon ñi nga xam ne ñoo assisté tey fekkee li nga xam ne mooy jotaay bi. voilà amu ngook kon dégg ngeen ni ko sama papa waxee moom moo nekk délégué de quartier bi nga xamante ni tey ñoom la ñu gane si ndax xam ngeen ni parole au chef de quartier nii rek la ko fas yéenee defee quartier bu nekk ci département de Pikine rek incha allah danañ mën a ñëw ànd ak yéen gannaaw léegi nga xam ni département de Pikine nekk na 12 communes d' arrondissement ginnaaw acte de la décentralisation ak président Macky Sall li nga xamante ni jël na ko Kër Massar def ko département loolu moom moo tax département de Pikine xaw a wàññeeku waaye tey papa ñu ngi ànd ak yéen ci parole des chefs de quartier boo ñu doon présenté tey li nga xamante ni moom moo di quartier bi lan nga ñuy wax. waaw quartier bi Daaru Manaan sant yàlla ñu ngi ko créé en 1972 boobu ay chef de quartier ñoo fi amoon xam nga léegi dañ naan ay délégué de quartier mais bu njëkk ay chef de quartier moo fi amoon boobu benn chef de quartier rek moo amoon fii Guinaw Rail Sud muy Omar Mbow. si même jour bi en 1972 si la ñu samp Issa Mbeng samp si Mor Xuma donc création quartier bi mën nañ ko jàpp si date boobu. quartier bi nag comme ni ma ko waxee aussi tamit nekk na quartier boo xam ne dafa structuré wu ndax ñun fexe nañu ba def cartographie quartier bi xam quartier bi yan kër ñoo fi ne boo xoolee tey si lim bu ñu xoolee quartier bi mën nañu wax ne quartier bi am na 217 maisons. moom quartier bi kër yi nga xam ne ñoo concession yi nga xam ne ñoo ko constitué 217 maisons la bu ñu xoolee aussi tamit si biir kër yooyu dafa am ay njël ménage njël yi buñ ko defee xayma si xayma bu óor nag du xayma bu nekk ay taf-taf jàpp nañ si 651 ménages yoo xam ne ñu ngi si biir quartier bi mais loolu yëpp biñ ko xaymaa ba tënk ko tamit gis nañ ne population quartier bi mooy ñi nga xam ne ñooy dund xale ndaw ak mag ñi nga xam ñooy dund si quartier bi biñ ko xaymaa nekk na 3472 personnes ñooy dund si biir quartier Issa Mbeng loolu tamit lu am importance ndax quartier boo si nekkee war ngaa mën a xam ñaata nit ñoo fa yeewoo war ngaa xam ñaata njël ñoo fa nekk war ngaa xam ñaata buntu kër ñoo fa nekk loolu dafa am importance mais nag ñu jàpp ne quartier bi tamit dafa nekk quartier boo xam ne tamit amoon nañ ay jafe-jafe mooy dafa am ay kër yoo xam ne dañ fi nekkoon gars yi dindi leen fi yóbbu leen jëlee nañ fi 25 kër yoo xam ne fii lañ nekkoon si quartier Issa Mbeng 25 kër yooyu bu ñu xoolee population bi fa dëkkoon mat nañ 400 personnes si biir quartier bi donc boo xoolee tey bu fekkoon ne 400 personnes yooyu yokk nañ ko si 3472 yi day nekk 3872 population quartier Issa Mbeng donc mën nañ wax daal ne quartier bi noonu la tëddee mais aussi tamit quartier bi yemul rek si kër yooyu ndax quartier bi am na ay espace mooy ay bayal yoo xam ne parce que Guinaw Rail amul bayal mën naa wax ne ñun rek ñoo fi dese ay bayal fii nag yàlla dimbali nañu am nañ fi ñeenti bayal yoo xam ne yàlla dimbali nañu mu ngi si biir quartier bi donc mën naa wax ne si wàllu woowu noonu la quartier bi tëdd mais tamit mën nañ wax ne quartier bi aussi tam mën nañ leen wax si wàllu administration nan lañ ko yoree ndax quartier bi dafa am li ñuy wax délégué de quartier muy man Ousmane Mbeng mu am président
comité de quartier ndax quartier yi dañu am comité de quartier bi nag ñeenti nit ñoo ko ŋànk ñooy commission d'administration bi mais am na ay yeneen nit yoo xam ne ñu ngi si biir mu am aussi tamit comité des sages mooy ñaar ñii li ñu yore Tafa Sànk mi ak kii mu am aussi tamit présidente de protection des enfants muy Marème Fall Mole moom la yore mu am aussi commission de la grande mosquée mooy Sidi Mané mi ñoom la représente fii tey mu am aussi la communauté chrétienne mu am aussi tamit li ñuy wax président de l'environnement commission environnement mu am aussi tamit comité boo xam ne dañuy wax comité de ciblage ndax tey bu amee dara lu ñuy tànn ci quartier bi du chef de quartier bi mooy toog rek ñëw na day tànn dafa am comité de ciblage boo xam ne moom lañ fi teg ci quartier bi lépp lu ñuy tànn nag ak lu mu mën a doon comité boobu ñooy toog tànn ko ndax comité boobu ñëpp a ngi ci biir mu am aussi benn bàjjenu gox ay bàjjenu gox ndax fan bee ngi mën a toog ci bàjjenu gox yi la bokk mu am aussi tamit yaay daara ndax ci wàllu daara daf ci am solo njàngale ak daara dafa am solo am na yaay daara yoo xam ne am na fi mu am aussi tamit li ñuy wax ay relais communautaire ñoom dañuy yëngatu ci wàllu santé ci wàllu information ak lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu enquête ak leneen ci biir quartier bi mais yemuñu foofu rek ñu ne quartier bi aussi tamit buñ ko xoolee du ay kër rek ñoo fi nekk quartier bi am na ay jumtukaay yu fi nekk ay infrastructure yu fi nekk ñu gën ci jàpp infrastructure bu njëkk bi mooy kër délégué de quartier ndax quartier boo fa ñëwee première infrastructure bi mooy kër délégué de quartier absolument moom la ñuy jëkk a laajte ba pare teg ci la grande mosquée am nañu benn grande mosquée am police am benn maternité am benn daara moderne am benn école privée am benn école communautaire am 3 magasins ci biir quartier bi am 7 boutiques ci biir quartier bi am aussi benn marché am 5 multiservices am ñaari dibiterie am ñaari pâtisserie am benn parking pour voiture am aussi tamit ñaari route principale yu mag yoo xam ne pour nit ñi di ci dem ak di ñëw ba pare am benn lu ñuy wax tunnel mooy tunnel bii nga xam ne mooy passage bi nga xam ne tey képp ku bëgg dugg Guinaw Rail ci tunnel quartier Issa Mbengue bi moom ngay duggee di dem mais nag gis nañ ne aussi tamit yemuñu foofu fexe nañ ba quartier bi ñu organiser ko ba nga xam ne am na ay groupement de femmes ndax tey bu ñu xoolee am na xayma nañu lu mat 7 groupement de femmes yoo xam ne ñu ngi ci biir quartier bi mais aussi ay association mais ci association yi ñu jiital ci li nga xam ne mooy ASC Guinaw Rail nga xam ne mooy ndeyu association yi te ñu juddoo fii ci quartier bi mais à part ASC Guinaw Rail boobu am na ay association yu ndaw yoo xam ne ay jeunes ñoo ko créé ak ay daara ak ay daayira yoo xam te ndax tey boo ñëwee am na daayira Mouride yaa ngi fi daayira Tidiane yaa ngi fi daayira Baye Fall yi ngi fi donc loolu moo nekk li nga xam ne mën nañ wax ne buñ ko tënkee quartier bi noonu la tëdd. délégué yaa ngi may wax sànq ni da ngeen a recenser li nga xamante ni moom moo di nuñ koy waxatee quartier bi. waaw ndax bi ngeen di recenser quartier bi boole ngeen ci comme ni nga ko cité léegi ci daara yi ba xam ñaata daayira ñoo fi am. daayira waaw moom laa la wax ni dama ne dañ ko jël rek jël ko benn globalité moo tax ma ne la am nañ ay daayira murit am nañ ay daayira. mais juste xamuloo daayira murit ñaata lañ fi. daayira murit yi ci gën a jàpp ci quartier bi man jàpp naa ci daayira ñoom Njaga Ñang mooy daayira bu gën a ngand boo xam ne presque waa quartier bi yëpp fa lañ bokk mais daayira Tidiane yi aussi tam ñoo gën a xaw a bëri parce que fii am na fi ay ñetti daayira Tidiane yu fi nekk mais aussi daayira bi fi gën a ëpp doole bi fi gën a mag nga xam ne sax dafa dépassé quartier bi mooy daayira bi nga xam ne mooy daayira ñoom Njaga mais tamit am na ñoo xam ne ci quartier bi lañ nekk dem bokk ci yeneen daayira absolument waaw kii aussi tamit kuréelu Baye Fall yi tamit dénombré nañu au moins ñetti kuréel yoo xam ne ay kuréel yoo xam ne ay kuréelu Baye Fall yu nekk ci biir quartier bi waaw voilà jërëjëf mbokki téléspectateurs yi ñi ngi ba léegi ci seen émission bi nga xamante ni moom moo di parole au chef de quartier dégg ngeen ni ko délégué waxee muy lu am solo mais ba léegi dañuy des rek ak délégué ci waxtaan bi ñu fas yéene waxtaan ak moom ndax gis nañ cité ne yu am solo yoo xamante ni yaakaar naa tey population bi dina ko soxla tey sax cité na ba cité Tinel mais Tinel boo xamante ni tey mun nañu wax ni am na nawet bu fi amoon sax nit wàcc na ci liggéey muy nag ay jafe-jafe yoo xamante ni quartier bi mun nañ ko dund
délégué tey boo ñu doon wax quartier bi ci wàllu jafe-jafe gis nañ ni tunnel bi heure bu tawee day am ndox ndax yéen en tant que délégué de quartier ndax dox ngeen jëm ci lu ne mel ndax waxtaan ngeen ci ak autorité wala dem ngeen ci mairie bi waxtaan ak moom parce que boo xoolee li nga xamante ni moom moo di tunnel bi daanaka ci buntu kër délégué de quartier la ubbi ko ndax lu ne mel waxtaan nga ci ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite li nga xam mooy bile commune. waaw li ma la mën a wax te mu leer te ñëpp mën nañ si teg seen loxo mooy képp ñi nga xam ne ñooy liggéey Guinaw Rail yëpp am fi ay projet du ñu communiquer ak population lu leer laa la wax fu mu mën a toog dinaa ko wax. boo ñëwee di liggéey si dëkk ki ngay liggéeyal dafa war a xam li nga koy liggéeyal mooy lan mu wax si xalaatam mais bu ñu ñëwee faalewuñu population yi man maa ko wax bu ñu ñëwee dañuy ñëw rek gis nga tunnel bi ñu koy tabax ñun tabax nañ ko ba commencé gas ñuy door a xam ne tunnel la man ki ma wax tunnel la sax cité laa ko dégg ñun am nañ si suñu xalaat. absolument fii ñun ñoo fi dëkk ñun xam nañ ne fii place su ndox la malgré nag quartier bi. ndax tey ubbi na lu bëri si biir quartier bi tax na tey quartier bi am vision tax na tey quartier bi képp kuy dugg Guinaw Rail di nga dugg si biir quartier bi mais aussi tamit indi nañu ay jafe-jafe yu bëri ndax malgré tunnel bi mu fi nekkee biñ ko defaree depuis ñu defar ko quartier bi côté bi amatul inondation sincère boo ñoo xëy dëgg nag biñ ko defaree quartier bi inondation côté bi yëpp jeex na fi ndax ndox mi bu ñëwee nit ñi nag duñu mën a dem ak a ñëw mais ndox mi bu ñëwee dootul duggatul si benn kër jàmm ndox bi bu ñëwee si tunnel ba lay dem malheureusement aussi tamit ndox mi fa muy dem si tunnel ba pour mu demal boppam ce n'est pas possible dañuy mujj obligé di ko pompe mais aujourd'hui mën nañu wax ne am nañu yaakaar ndax ñu ngi préparé defar benn usine boo xam ne évacuation ndox la boo xam ne terminal boo xam ne ndox mi bu ñëwee ndox mi dina fa mën a jaar pour ñu pomper ko nga xam ne day nekk en haut débit ba nga xam ne ndox mi dootul jël du ñu jël pompe yu simple yi rek di ko pompe loolu projet bi mu ngi nii ngeen seen nii oto baa ngi ne ñu ngi koy waaj a defar fii ak déwén je pense que dootuñu am problème boo xam ne dina nekk problème boo xam ne dañuy wax ne ndox mi ngi fii taag nañ pomper wala duñu pomper mais li ma la mën a wax daal li gën a leer même bu dul tunnel yi projet yi ñu fi def yëpp muy tali yi muy yeneen même pavage yu ndaw yi ñuy def nii duñ ñu si tàggu benn yoon. dañuy xëy rek. da nga jàpp ni loolu dafa jaaduwul. jaaduwul tubaab mu ne loo may defar pour man te boole woo ma si c'est contre moi bu ma neexee dama lay wan gannaaw même boo ma koy defal muy sama njariñ te man boole woo ma si mais amul njariñ bu ñu ñëwee si quartier di ne dañ ñuy defaral da nga war a laaj waa quartier ba. toog ak ñoom lii lañ leen bëgg a defar ndax loolu yaakaar ngeen ne loolu baax na si yéen wala baaxu leen si mais nit ki di nga ko yéene dara fekk moom leneen lu gën a baax loolu la gis. est-ce que nekkul nag ci commune bi ñu koy def dañuy dem waxtaan ak bopp memele commune bi rek waxtaan ak moom ki nga xam mooy maire bi lañ ciy waxtaanal maire bi moo leen war a informer. man conseil municipal la man mi wax ak yow nii délégué la mais conseil municipal la ni ñuy def quartier yi noonu la ñuy def commune bi. projet yi bëri mu ngi commune lii bi ñu koy tabax commune bi avertir ñu ko si dara man maa la wax lii parce que conseil municipal la dañuy xëy rek gis ñuy tabax ba jékki préfet oo ñu ñëw ñu commencé ñu informer te ñoom day fekk li ñu décider nañ ko ba pare ñun dañuy ñëw rek ñu ne lii la ñuy defar lañ si mën a wax tamit du tax ñu dina gis nga tunnel bi ñu koy samp fii maire Guinaw Rail Sud maire Guinaw Rail Nord dañoo ànd ñoom ñëpp préfet toog gouverneur toog ñu ne leen def leen ko si tal bu xonk ba ndax foofu du taa wala bu fekkee fii ngeen koy def leen ko pont mu bañ a nekk tunnel yaa ngi dégg mais dañu faalewuñu leen ñu ne force fii lañ koy def loolu moo indi conséquences yi. macha allah waaw. voilà ñu des ba léegi ci li nga xamante ni moom moo di Guinaw Rail Sud ci parole au chef de quartier tey nag dañuy wax maanaam ci li nga xamante ni moom moo di jafe-jafe yi am ci quartier bi mais délégué dégg naa nag sa quartier moo gën a lëndëm ci quartier yi lan moo tax. bon non sama quartier lëndëm. dégg naa loolu de. non attends fii moom am na nag ay poches yu lëndëm wax dëgg yàlla am na waaw ñàkkul poches yu lëndëm mais. accès bi moom wax dëgg yàlla leer na. mais du accès bi rek mooy quartier bi waaw damay wax rek mayu ma ñëw donc li ñu mën a wax mooy Guinaw Rail dans sa globalité boo ko xoolee balaa nga ko xam nga yéeg si kaw pont bële di nga gis ne
wax dëgg yàlla li jëm si éclairage public manqué na fi. dinaa wax région yi nag lu tax. bu njëkk mooy lampadaire yi ngay gis nii boo demee cité yaa ngi koy seen nii xoolal gis nga ni mu demee samp nañ ko cité samp ko si département Pikine yëpp ba mu des ginnaaw raay xam nga ñaata lampe la ñu am. 150 lampadaire la ñuy jox. moom la ñu mooy ginnaaw raay nord wala sud. ginnaaw raay sud laa bëgg a wax 150 lampe la ñuy jox. moom lañ te boo demee cité bi xoolal fii rek boo xoolee lampe yaa ngi nii ngay seen. non ba ci ginnaaw raay nord sax am na ay lampe ba si ginnaaw raay nord am na ay lampe. loolu nag peut-être c'est des régions yoo xam man mënu ma ko wax mais tamit ginnaaw raay lëndëm nga lëndëm goo xam ne wax dëgg yàlla boo gisee insécurité bi ñu koy wax sax loolu bokk na si ndax malgré maire bi si moyens yi mu am ak ni muy mën a góorgóorloo di ko def mu ngi koy def mais des na lu bëri si wàllu éclairage public non seulement ñoom effort yi ñu waroon def des na mais aussi itam jàppale wuñu leen ndax tey projet bi nga xam ne mooy lampadaire solaire yi waroo ginnaaw raay sax la ñu waroon gën a favoriser parce que cité yi ak yeneen communes yi ñoom déjà en matière de lampe ñoom avancé nañ si ba pare mais ginnaaw raay wax dëgg yàlla c'est au dernier moment dem na ba ñu ñu def ñëpp ba au dernier moment si la ñu gars yi kaas si la ñu indi 150 lampadaires. 150 lampes lu mu mën ci commune bi. mënu si dara donc loolu mooy problématique gu éclairage public bi au niveau de Guinaw Rail Sud. wax dëgg yàlla problème la nag moom. délégué yaa ngi koy wax sànq nee nga Guinaw Rail am na ay poches yu fi am. waaw poches yooyu yéen en tant que délégué de quartier lan ngeen programmé pour askan wi nga xam ñoo fi dëkk. xam nga ñun bokkuñu duñu quartier boo xam ne nit day ñëw rek fekk quartier bi rek def fi lu la neex ndax tey boo ko seetloo xoolal fii sa bët boo commencé fii ñu toog ba si ginnaaw police bi ba jóge fii jëm Enda pourtant ay espace libéré ñoo fi nekk boo demee si yeneen quartier espace libéré yooyu am na quartier yoo xam ne nit ñi sax dañoo jël espace libéré bi yokk ko seen kër ñiy jël ay cantine tabax ko mais tey boo ñëwee ban si espace libéré yi nit sañu ko fa teg ndax loolu waxtaan nañ ko ak waa quartier bi déggal ñu ne leen tant que liggéey yi parewul nañ bàyyi nit ñi ba ñu liggéey ba liggéey bi pare parce que quartier day am espace boo xam xoolal xale yi fële nañ fay fowee mais lii dafa yoon la si quartier yaa ngi dégg donc ñun dañu war a am ay espace yoo xam ne du question rek ne du ñu bàyyi fu nit jóge si àll ba rek ñëw toog teg sa table teg sa cantine bu yàggee dina dem ba sax nit ñi si kaw tali bi la ñuy dox ñun nag loolu ànd nañ si du sama ndigal nag ndax loolu ndigalu quartier bi yëpp la commencé ko si commission yi nga xam ne ñooy comité de quartier ak comité de sage yi ak comité mosquée bi nga xam ne dañoo taxaw pour défendre li nga xam ne mooy espace yi nga xam ne mooy espace yu public bu fa nit di def sax te muy suñu intérêt di nga ñëw waxtaan ak ñun ak lu mu mën a doon nag di nga ñëw waxtaan ak ñun bu ñu xoolee ne li njariñu Guinaw Rail la njariñu quartier bi la ala kulli aali dinañ si mën a ànd seeg yow def ko mais nag du ñu bàyyi nit jóge fu ko neex ñëw di teg ay cantine nag di def que ça soit ak ku mu mën a doon nag waaw soit mu nekk si gouvernement bi mu nekk ville de Pikine mu nekk mairie bi képp ku fi def dara di nga ñëw si waa quartier bi waxtaan ak ñoom loo xam ne wóor na ne lii dina nekk intérêt quartier bi voilà donc loolu vraiment ma siy félicité aussi waa quartier bi ndax déggal nañu ndax bu leen neexoon yeneen quartier yi ñu def ko xoolal fii ngeen di gis nii bu fekkoon si yeneen quartier dañoo ubbi ay buntu kër def lu leen neex ñaa ngi dégg mais tey déggal nañu ba nga xam ne biñ ne bu kenn ubbi fenêtre sax bu ko kenn ubbi parce que emprise yi bu ñu fàtte ne APIX moo jël ay nit fay leen alalu APIX la moo jël ay nit fay leen xam nga li tax mu def ko def pour que ñu am cadre de vie pour que ñu am ay espace te président Macky Sall cadre de vie da ko soxal ndax loolu bokk na si politique bi nga xam ne moom la saxal nañu def ay garab nañu fexe nit ñi am ay espace yu yaatu ñu mën a noyyee loolu defe naa ne bokk na si li nga xam ne quartier point fort si quartier Issa Mbengue li nga gis fii rek nga ko gis amul feneen si Guinaw Rail yeneen quartier boo si dem da ngay gis ne nit ñi lu leen neex la ñuy def donc loolu la quoi. voilà mbokki téléspectateurs yi ñuy baaxoo seetaan seen émission parole au chef de quartier
balaa ñoo ñëwaat ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di notable yi xam naa dese nañu ak benn point ci maanaam li nga xam moom lañ bugg a laaj délégué gis nañ bu yàggul dara yéen a ngi tàmbali benn liggéey bu jëm ci wàllu mosquée. xam naa nga dellusil ñu rek mosquée bi fan ngeen toll ci liggéey bi ak financement bi fan la jóge wala quartier bi ñoo ko sàkku wala nan la demee daal liggéey bu ne mel lañ bëgg ngay dellusil ñu ci. waaw xam nga mosquée bi bu ñu xoolee cosaan bi c'est en 1972 lañ ko commencé woon mag ñi fi nekkoon di suñu papa Assane Diouf nga xam ne moo fi nekkoon di fi jàngale nekk imam mooy nekk premier imam quartier bi Assane Diouf moomu ak ndem si yàlla yi Issa Mbeng Fallou Sall ak góor yi mbank yi fi nekkoon bi gars yi ñëwee di dagg fii nga xam ne mooy quartier bi dañoo ànd ak sama papa Issa Mbeng ñëw boo toll fii nga xam ne fa la jumaa bi nekk waa ji taxaw mu ne leen boobu sama papa moo doon dagg fii mu ne leen fii ma toll nu net gis naa ne fii dinaa ko may waa quartier dinaa leen may ñaari parcelle ñu def ko jàkk wala juma pour di ko ñaanal suñuy maam yi nga xam ne ñoo goroon àll bi loolu moo indi cosaanu mais du terrain bu ñu jënd bu ñu gouvernement bi may lébu yi ñoo ñu ko may biñ ñu ko mayee paa yi nekk jàmbaar trop si seen doole lañ koy tabax di ko tabax ba mu mag ngan di grande mosquée ñu def ko grande mosquée mu nekkoon premier grande mosquée boo xam ne à part grande mosquée bi nekkoon tali bu mag moom moo fi nekkoon grande mosquée amul woon beneen grande mosquée yàlla di def 72 ak léegi dafa yàgg ñu dem ba gis ne grande jumaa bi commencé na màgget te jumaa ji kat dañ kaa war a defaraat waa quartier bi ñu ne dinañ jël décision toog waxtaan parce que am na commission bu dëgër bu fi nekk nañ commencé si population yi lu waay am mu joxe ñuy dajale bu ñu amee dara daanal jumaa ji parce que tant que daanaloo commencé tabax doo gis ku la ñoo jàppale ñu ne donc noonu la ñuy def ñu commencé di dugg si kër yi def commission waa comité de quartier kii bi mosquée bi kër gu nekk joxe 5000 par weer ñu def noonu ak bonne volonté yi ñu dugg di def ay weer ñu koy def ba mu toll benn moment ñu ne nag fu mu toll ni toj jot na mais nag toj ba pare di ko seetaan loolu c'est pas possible ñu oote waa doomu quartier bi yëpp ñëw toog yàlla def na si biir doomu quartier bi mu am si koo xam ne moom la ñu tudde Mayel Thiam mu yem si moom te yàlla peut-être may na ko ay relation si kaw loolu mu am ay ñoo xam ne seen yitte yëpp mooy tabax ay juma te moom yàlla boole woon na ak ñooñu mu indi ñooñu kat indi leen si quartier bi boole ko ak ñun bu ñooñu ñëwee itam def visite ñun ñu wax leen lii nga xam ne moom la ñu bébét pour def ko si jumaa ji ñoom aussi ñu xamal ñu ne ñoom la plupart du temps sax seen i defaru juma si àll bi la mais li ñu gis fii tey jaral na leen ko ñu dinañ toj jumaa ji ba mu rasé dinañ ko tabax jox ñu kale loolu tam doomu quartier bi la jaar ku ñuy wax Mayel Thiam loolu moo ñëw tey ba ñu dindi jumaa ji tabaxaat ko ba fi mu toll nii donc damay wax ne waa quartier bi ñoom si seen bopp seen volonté ak si seen njaxlaf ndax c'est la première fois ma gis jumaa joo xam ne ñun avant ñuy tabax am na beneen jumaa bu nekk ginnaaw raay boo xam ne 1 an avant ñuy commencé ñoom commencé nañu mais ba tey jogagul sax 5 mètres xaw ma la donc lii dañ koy sant suñu borom ak aussi tamit baatin bi nga xam ne yàlla def na ko si biir quartier bi ndax lii fi am yii yëpp damay wax ne yàlla dugal na si loxoom ak baatinu mag ñi ak ñaan gi nga xam ne mag ñi fi nekkoon samp quartier bi samp nañ ko ndax nga commencé si même pas 6 mois 8 mois jumaa ju toll nii mu dem ba toll nii ak liñ si def yëpp te tamit gàcce ngaalaama la commission gàcce ngaalaama waa quartier bi ndax ñi ñu doon liggéeyal dafa am fu ñuy yem ñoom dañuy wax ne lii la ñu man mais waa quartier bi def nañ si lu ëpp mënuma compter ñaata millions lañ si def. Ça fait plus de 10 millions. nga xam ne waa quartier bi ñoom ñoo ko def si jumaa ji yeggali ko. macha allah kon loolu vraiment
jafe na te loolu aussi tamit mention spéciale ak xale yi quartier bi jàmbaar lañu commencé ko si représenté li jëm si wàllu jumaa ji muy Babacar Sarr mi ñëw toog moom mooy c'est le gestionnaire de la mosquée moom mooy trésorier bi ça veut dire que quartier bi li ñuy sens bi ñu am mooy à part gis nga ñaari mag yi nga gis nii ñi des ñëpp ay jeunes lañu boo ko seetloo muy jumaa ji muy feneen ak feneen commission yi ay xale rek ñoo ko yore te loolu dafa am solo dañoo boole mag ñi ak xale yi. voilà jërëjëf mbokk yi ñuy bàyyi xel xam naa Babacar Sarr moom mënoon nañ ko dénk leneen lu dul dénk xaalis mënoon nañ ko dénk wàllu ceeb bi rek ndax xam naa moom dina ci am yitte macha allah di fàttali ba léegi ñu ngi seen émission parole au chef de quartier xam naa ni ko délégué waxee noonu lañ koy àndee ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo topp ci liggéey bu ne mel xam naa dañuy